RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. 7h41 ganug RFM Matin. Assalamu alaikum Mamoudi Brakan. Waleykum salam Georges. Wala ma ne la Mbadda. jàmm tan mbooloo salmina tous les auditeurs maa ngi nuyu ñëpp. Tey li ñuy gën di waxtaane yow yaay directeur général bu groupe Futur Média li ñuy waxtaane moo di mbirum Khalifa Sall ak procès bi nga xamante ne tey lay door juróom-ñeenti weer ak li topp gannaaw bi ñu jàppee Khalifa Sall tëj ko kaso ci mbirum caisse d'avance bu ville bu Dakaaru procès boobu plutôt noo ko gisee tey. waaw Georges donc gannaaw bi ma nuyoo auditeurs yi déglu RFM. damay wax ni rek ni ñu koy waxee ci wolof wuré woon dem na këng fu mu nekk ni dossier bi mi ngi ci loxo tribunal correctionnel grande instance bu Ndakaaru bi nga xamante ni Maguette Diop nekkoon fi président UMS moo ko jiite procès nag ku nekk da ngay ñëw ak say argument ki nga xamante ni moom moo tuumaal Khalifa Sall di procureur de la République ne dafa luubal xaalis def escroquerie ak sax di setal xaalis dafay ñëw défendre dossier am ci procédure bi puisque mbiru xaalis la agent judiciaire de l'État ni ñu koy waxee dafa constitué wu partie civile moom tamit dina am pàcc buñ ko jagleel comme pour joxe misaal procès bi fi amoon procès wu Karim Wade agent judiciaire dafa ñëw itam ci loolu avocat yi nga xamante ni dañuy layool Khalifa Sall ñoom tamit dañuy taxaw teg seen argument dindi tuuma bi gannaaw loolu nag bi ñuy dégloo ñëpp ak ñi nga xamante ne ay témoins lañ témoin à charge yi nga xamante ni dañuy ñëw ne lii ngeen wax ni dëgg la Khalifa Sall ak i ñoñam def nañ ko ak témoin à décharge yi nga xamante ni dañuy ñëw pour seetal deru Khalifa Sall ak i ñoñam gannaaw loolu tribunal bi mooy àtte ndax loolu am na wala amul donc fu mu nekk ni mbir mi ngi ci loxo tribunal tey mën na am procès bi ñu tàmbali ko mën na am itam procès bi bañ a commencé ndaxte bu ñu fàtte ni am na ay recours yi nga xamante ni avocat wu Khalifa Sall nee nañu introduire nañ ko ci par exemple li jëm ci demande bi mu defoon maanaam cautionnement am lu mu teg ci taabal gi pour ñu mën ko bàyyi loolu mën na am tribunal bi décider que il faut peut-être que recours yëpp ñu vider ko donc procès la boo xamante ni mën na gudd parce que du yomb parce que mbir mi moo toll noonu. ndax mën nañu jàppee ni wala boog ndax naka lañ ko mën a jàppee aboutissement feuilleton judiciaire bu gudd wala njeexitalu xeexu ci wàllu politique. déet du aboutissement daanaka sax mbir mi du jeex. parce que bu ñu par exemple ne Khalifa Sall deful dara. bul fàtte ni procureur mën na def recours. mën na def appel. bu ñu nee Khalifa Sall moo def ñu condamné ko moom tamit mën na def appel loolu cour d'appel après moo koy atti même foofu sax du mën na am mu bañ a jeex parce que il suffit que benn partie boo xamante ni du kontaan du ci atte bi mën na dem ci kaw ba ci cour de cour suprême chambre cassation bi nga xamante ni aussi moom aussi dina mën na am mu am ci wàll donc pour man du aboutissement du njeextal mais ci sa question am na benn wàll boo xamante ni wàllu politique la ndax coow li bëri na ci ndaxte dossier yu mel nii dina jafe nga génnee ci politique ndaxte xam nañu moom Khalifa Sall maire Ndakaar la gis nañu itam depuis ay presque ñaari at mu wone ay ambition waxu ko ba ñu dégg ko mais ñu ngi jàpp ni moom Khalifa Sall dafa bëgg bokk ci élection présidentielle bu 2019 loolu moo waral moom mu jàpp ni lii ñuy def ni yépp pour bëgg koo tere mu bokk ci jongante bi donc dimension politique
moom munuñ ko ci dindi d'autant plus que bu ñu xoolee histoire u Sénégal lu mel noonu bari na depuis Senghor ba ci tey gi Macky Sall jaarale ko ci Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade souvent yu mel noonu xeexu politique day dem ba dugg ci biir justice ba dugg ci biir tribunal ndax loolu lu baax la. justement fa laa bëggoon ñëw sax ndax est-ce que loolu du gàkkal yoon sax ci wàllu boppam. waaw loolu souvent dafay indi ay jafe-jafe te dafay dem ba nit ñi am xel ñaar ci doxalinu justice te man jàpp naa ni lépp lu ñuy def ci wàllu politique dafa war a yem ci politique bu demee ba jël yenn proportion yi dafay indi xaajaloo te xaajaloo defe naa du lu baax parce que man li ma jàpp mooy que ni bu fekkente ni coow li yëpp bu ñu jëlee hypothèse boobu hypothèse de base coow li yëpp li ko waral élection présidentielle 2019 jàpp naa ni jaru ko ndaxte démocratie dafa am lu mu àndal démocratie lu mu àndal mooy Georges nga am sa xalaat ma am sama xalaat nga am sa ambition ma am sama ambition ku nekk tant que loi terewu la bokk ci jongante bi nañ la permettre nga bokk ci jongante bi ndaxte à la fin des fins nuñ koy waxee sénégalais yi ñooy àtte président du ñëpp ko mën nekk président benn nit rek lay doon depuis 1960 Georges ba tey gi ñeenti président rek la ñuy am ñaata candidat la ñu am ñaata sénégalais la ñu am te ku nekk nga am sañ-sañ am ambition waaye nañu wóolu peuple bi mu àtte te surtout loolu dafay indi dal ci réew Sénégal tey gi fu mu toll dafa laaj dal ndaxte lii conflit politique lu muy jur gis nañ ko ci àddina bi kenn xamul fu muy yem ay du yem ci boppu boroom comme nuñ koy waxee bi ci tegu Sénégal bokk tey ci maanaam environnement boo xamante ne environnement bu jafe-jafe la ci suñu relation ak ñi nga xamante ni ñoo ñu jege suñu relation au plan africain ba ci au plan mondial rax ci dolli ñu am loo xamante ni dañ ko sumb depuis lu yàgg ba tey gi yàlla baaxee ñu war a am pétrole ñu war a am gaz ay samba booy taxaw li ñuy wax terrorisme loolu yëpp nekk ay menaces yoo xamante ni man de ci sama xel bu gàtt réew mi soxla na dal ça ne veut pas dire que justice warul fonctionner xam nga même réew yi nga xamante ni dañ leen di dañuy jàpp ne ay référence lañu dina am koo xamante ni nga nekk homme politique wala femme politique nga am ay jafe-jafe ci justice mais li gën a am solo mooy nañu fexe ba perception bi opinion bi di am ci justice maanaam justice bi mi ngi dox sooxewul fenn mi ngi dox normalement opinion bi am perception bu positive bu demeewul noonu rek dafay xaajaloo nit ñi te dama ragal reddition des comptes bi ñuy wax te ñëpp ci ànd maanaam Georges buñ la confier dërëm waxuma la sax milliard nga yor ko yorin bu sell ñu mën laa laaj ndax dërëm bi fi nga ko dugal foofu nga ko war a dugal kooku defe naa amul kenn tey ci Sénégal bu mën a bañ a d'accord ci loolu mais reddition des comptes nañu moytu mu nekk règlement de compte. justement ci laa bëggoon ñëw sax ndax boo seetloo ci reddition des comptes coow indi na coow ci mbirum Karim Wade tey également muy indi coow ci mbirum Khalifa Sall mi est-ce que du dem sax ba daanaka kenn du ko toppatoo. waaw li may ragal wala muy indi lu garaaw. xam nga li may ragal mooy mu nekk règlement de compte xam nga lu tax ma wax ko tey gii ñu ngi wax ci régime président Macky Sall mais bu ñu moytuwul demee ndaxte li ñuy wax alternance dafa bokk ci démocratie sénégalaise comme on dit c'est une mer qui avance on ne peut pas l'arrêter avec les bras demee dina am alternance di may ragal mooy ñiy ñëw
muy 2019 2024 yàlla rek a xam parce que dafay am de toute façon 2000 amee 2012 amee ñiy toog bees ñëw ne ñun tamit fayantoo bi dañuy fayu te man maa ngi percevoir benn mbir boo xamante ni Georges dafa nekk conflit politique buy dem ci justice dafa dem ba sax ci xol yi ba di sax transformé wu en haine man am na ay déclaration yoo xamante ni dégg naa ko mu jógee ci ay personnalité politique wala sax ay citoyen lambda ni ñuy waxee ak dënn yi ni ñuy joxe ni ñuy jóge dama ragal ni nekkatul rivalité politique parce que rivalité politique loo xamante ni lu sell la mais dafa dem ba nekk haine politique et loolu du lu baax te nañu moytu di fragiliser ay institutions buñ koy wax du ku nekk ci pouvoir bi rek moo ko mën wax ku nekk ci opposition bi société civile bi moom tamit mën na koo wax fragilisation des institutions mën na jóge fu nekk donc loolu defe naa lu jara moytu la li ci des nag bon mbirum justice moom dafa neexul a commenter parce que bu demee ba yegg ci tribunal yenn yi sax après dafay nekk lu délicat parce que ñun ñëpp am na principe de base boo xamante ni war nañ ko am en tant que citoyen que justice dafa war a fonctionner normalement mais na fekk mu fonctionner normalement. delluwaat ci procès bi ci wàllu boppam donte sax commencé gul am na ñu bëri commencé wax ban stratégie la Khalifa Sall di indi ñenn ñi di ko méngaleeg sax doxalin bi nga xamante ne Karim Wade amoon na ko ak kii nga xamante ni itam moo di Hissène Habré boycott bi. est-ce que Khalifa Sall loolu dana doon li nga xamante ne dana baax ci moom. waaw li ngay wax ni mooy politique de la chaise vide. balaa ngaa naam ne fa. man loolu laa gëm. parce que bu fekkente ni dañuy interroger jurisprudence boycott. ci ñaari cas yi nga joxe te mu nekk ay cas yoo xamante ni yu am solo muy Karim Wade ak Hissène Habré c'est pas une stratégie payante. ndaxte ñoom ñaar ñëpp dañ leen condamné man li ma jàpp mooy Khalifa Sall dañ ko tuumaal mu bëgg a dindi tuuma yi justice permettre ko mu ñëw ci kanamu tribunal même bu fekkente ni ci biir procédure bi am na yoo xamante ni yu bëri peut-être mën nañ ci discuter mais tey gi fi mu toll ñëw ne du ma soxlawuma avocat du ma wax loolu du stratégie bu baax ndaxte ñi nga xamante ni dañ ko adopté ñoom gis nañu fu ñu mujjee loolu dafa dem sax ba dépassé kaawu procès bi même ci côté dialogue politique bi xam nga xeex ci politique yoon la mais dafa am temps wu xeex ak temps wu toog waxtaan mais boo bëggee am benn option rek du lu baax parce que ci biir stratégie am na ay tactique ci biir am nga stratégie waaye ci biir dina am ay dog-dog tey gii nga ne damay toog suba nga ne damay tukki gannaaw suba nga ne damay wàcc ci mbedd wi noonu la mais sinon boo amee benn option rek pour man da ngay sànq sa bopp. ndax avocat yi sax annoncé wuñ couleur bi ci wàllu woowu ndax dégg nañ leen ñuy naan sax amatuñ benn yaakaar ci yoon ku amul yaakaar xam naa ne doon ñëw sax pour défendre sa client. waaw loolu tactique la defe na ci sama xel bu gàtt ci biir seen stratégie tactique la un moment donné ñu jéem a def pression alerter opinion ndaxte boo xoolee ça a été payant parce que UMS bi nga xamante ni mbootaayu magistrat yi ils ont été obligés gannaaw bi avocat Khalifa Sall saisir leen de wax presque ci veillu procès bi ne magistrat yi kat nañu def seen liggéey nañu wone que magistrature sénégalaise magistrature indépendante la ne serait-ce que kàddu yooyu rek pour man am na solo ci nga xamante ni tey gii fu ñu toll ci procédure Khalifa Sall bi
procès bi wala bokk mbirum Khalifa Sall dafa dem sax ba jéggaani Sénégal dégg nga ci coow li nga xamante ne mu ngi tukkee ci communiqué bi nga xamante ne waa conseil bu Paris mairie bu Paris bi nga xamante ne Anne Hidalgo moo ko jiite yëkk ci ab kaddu naan ñu ngi jàppale Khalifa Sall mi nga xamante ne li tax ñu tëj ko kaso moo di dafa bañ a verser ab caution wala ambition politique am waa APR tontu. doxalin boobee wala kaddu yooyu nga xamante ne mu ngi jógee ca biti réew noo ko gisee ndax déjà daf mel ni ñoom wax nañ lii moo tax te dara waxagul. waaw parallélisme des formes xëy na conseil yu municipalu Paris. xaw ma ni nga ko waxee bu prononcé wu ci dossier bi xëy na conseil municipalu Ndakaaru munoon na tontu parallélisme des formes mais pour man conseil municipalu Paris wala bu Montréal wala bu Bamako. bu ñuy soutenir indi seen solidarité ci maire parce que ñoom tamit bu ñuy fàtte ni dañu am mbootaay xam nga monde bi tey monde bu ubbeeku la dañu am mbootaay ñu indi seen jàppale ci Khalifa Sall mën nañ ko comprendre mais tout dépend ci lu ñu wax bu fekkente ni Seydou Gueye bi ma dégg nekk porte-parole APR mais en même temps porte-parole gouvernement bi bu fekkente ni ci seeni kàddu dañu dem bay ŋàññ justice su Sénégal c'est aussi dans le rôle du porte-parole de l'APR mais pour man warul woon sax nekk porte-parole APR fii porte-parole nguur bi sax moo waroon wax mais xaw ma ban casquette la parce que ñaari casquette la communiqué bi en tout cas waa APR ñoo ko voilà pour man mënoon na nekk communiqué wu gouvernement wu Sénégal parce que gouvernement wu Sénégal mooy est censé défendre pour man toutes les institutions muy le président de la République muy Assemblée nationale comme muy justice bu fekkente ni gouvernement bi la seen rôle la de wax ni moytu leen ndaxte Sénégal état wu indépendant la dafa am ay charte yu mu tëral charte yooyu dañ ko war a respecter mais suñu diggante ak France diggante bu doy waar la autant di nga gis nit koo xamante ni buy ne woy on est un état souverain mais demain moom mooy dem Paris aussi mel ni kuy nuñ koy waxee kuy jébbalu donc pour man c'est une relation très 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 délicate. Est-ce que du yabeel sax dinaan diw il est emprisonné pour son bilan wala nangam te ba léegi mbir maa ngi ci yoon. comprendre ma. Anne Hidalgo wala conseil bu Paris dañ ne Khalifa Sall a été emprisonné pour son bilan et de ses ambitions politiques. à cause de son bilan de ses ambitions politiques. loolu moom politique la commentaire politique la. kooku réponse politique. loolu moo tax mën nañu comprendre réaction Seydou Gueye bi parce que commentaire politique pour man que nga tontu ci wàllu politique loolu aussi lu yoon la. man daal ci gàttal pour man procès bi dina ubbeeku ku nekk na nga indi say argument et puis li ci des nag diggante entre ñoom politiciens la ndaxte tout dossier politique ou politico-judiciaire solution politique la mën a am. jërëjëf Mamoudou Ibra Kane directeur général bu groupe Futur Média sànni gët kon tey ca palais de justice bu Ndakaaru. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal.